مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ñëw ci suñu fukkeelu jotaay ci sharh Hamziyya bu al imam abu abdullahi muhammad ibn Sa'id al-Busayri radiyallahu ta'ala anhu ci suñu jotaay bi weesu ñi ngi tàmbale woon fi nga xamante ne foofu la wahyu bi di yegsee xew-xew yi amoon diggante yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon dem xaaru Hira ak bi nga xamante ne ci la wahyu bi yegsi ci moom ak doxalin yi nga xamante ne moom la jigéen ju baax ju sell ji ndey way gëm ñi maamu sharif yi sayyidatuna Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha doxalin wu rafet yi nga xam ne noonu la doxale woon ak li nga xamante ne moom moo ci tegu woon ci jinne yi maanaam ci woote bi plutôt ñu gisoon fi nga xamante ne moom la doon waxe naan wa ataahu fi baytiha jabrailu walidhil lubbi fil umuri irtiya'u wa ataahu dikkee na ko fi baytiha ci këram gi moom sayyidat Khadija radiyallahu anha jabrailu sayyidina Jibril alayhi salaam walidhil lubbi te ñeel na boroom ak xel mu sell fil umuri ci mbiri irtiya'u ak settantal xam nga bi mu yegsee yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba xaal bi mu yegsee woon nga xamante ne dafa ñëw xamul maanaam sayyidat Khadija radiyallahu anha xamul ndax xaal bii malaayika la wahyu bi la bi mu doon xaar la wala jinne la loolu mu waraloon mu dalal d'abord xelam te loolu partie bu am solo la boo xamante ne seen jotaay bi weesu xëy na dañ ko tëboon mais gis nañ ni partie bu am solo la mooy daf ni ko lan yuxzika Allahu abadan yow yàlla du la gàcceel mukk maanaam mu dalal xelam maanaam nekk fa naan ko mbaaxallaa xamoon nañ ni di lii dina la dal mënoo woon nga toog ci biir nit ñi looy def fële ci àll ba mbaaxallaa wala di wala xam nga nit day nekk day dund jamonoom nangam maanaam yooyu wax ko dafa dalal xelam ne ko yàlla du la gàcceel abadan loolu moom du am léegi mais fan la ko teg mu teg ko ci yii mu limal ko juróomi mbir mu ne ko innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq mu ne ko yow de da ngay jokk mbokk ñu benn
mbokk way jege ñaale ñi nga xamante ne ñooñu nga bokkal deret waaye tamit ñi nga xamante ne ñooñu nga bokkal diine maanaam dañuy dugg ci mbokk bu dee ci suñu jamono yi te bokkoo diine jooju moo gën a fort mbokkoo deret ji itam mais mbokkoo deret ji itam dañu digale ñu jokk ko kon da ngay jokk mbokk ñaareel bi ci des mooy da ngay wa taksibul ma'duma mooy da ngay fàggu loo xamante ne da amu ko wa taxmilul kalla da ngay yanu lu diis maanaam loo xamante ne ñëpp ñoo ko waroon a def wala ñëpp ko waroon a yanu charge boobu noonu yow nga jël responsabilité ne non man dinaa ko def parce que pour que nit ñi pour njariñal ñëpp man dinaa taxaw ci responsabilité boobu pour njariñal ñëpp voilà loolu mooy da nga yanu lu diis wa taxmilul kalla al kalla mooy charge lu diis ñaareel boobu loolu da nga koy def ñetteelu jikko bi nga xamante ne yow da yenent bi sallallahu alayhi wasallam da nga koo am mooy def ni ko wa taksibul ma'duma mooy da ngay fàggu loo xamante ne lu amul la mooy da ngay préférer sax dem wuti ji loo xamante ne amoo ko ngir mën a dimbali ji nit yow loolu da nga koy def wa tuqri dayfa da ngay teral gan maanaam gan su ñëwee da nga koy yaatal ci sa biir kër ba pare selon say moyens di nga ko teral quoi watwa'inu ala nawa'ib haqq waaye tamit problème yi nga xam ne ñoom mooy nawa'ib mooy yi awonte mooy problème yi awonte ci nit ñi maanaam nga xamante ne nit ñi day affaire bi day tout le temps day ñëw ci ñoom wala boog xam nga liñ naan xam nga rek ay problème jafe-jafe jamono rek xam nga voilà loolu mooy nawa'ibul haqq voilà loolu yow da ngay ciy dimbali nit ñi da ngay jug te boo xoolee wax yu yëpp day dellu si ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa day teral doomu aadama maanaam boo ko wër-wërloo wax ji yëpp day dellu ci wax jooju mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am yërmande ci doomu aadama yi dafa am day bëgg di nekk koo xam ne day nekk ci position bu muy jariñee yeneen mbindeef yi te loolu ku mel noonu yàlla du la toroxal mukk du la gàcceel mukk mais xam nga laaj bi mooy lan sayyidatuna Khadija radiyallahu anha wax yu ñëwul jàngul alquran jàngul tawrat jàngul injil maanaam fan la xamee loolu maanaam nan la def ba xam ne loolu la maanaam loolu déjà day expliquer li ñu doon wax ci sayyidat Khadija radiyallahu anha maanaam ni nga xam ne noonu la màggee radiyallahu anha noonu la xel mi ñëwee noonu la amee ak settantal noonu la yeewoo mais aussi li tax mu wax ko mooy ne loolu lañ naan al istiqra wa tatabbu maanaam mooy dafa xool histoire xool passé xool maanaam gisul koo xamante ne yor na jikko yi ba pare yàlla toroxal ko mu amul loolu amul loolu day wane sagesse bu mag bi nekkoon ci moom ak xàmmee gi mu xàmmee ak ràññee gi mu ràññee radiyallahu anha effectivement jikko yii nii ku ko yor mooy lépp loo xam mooy da ngay jariñ nit ñi comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam man nafasa li muslimin kurbatan nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah képp koo xamante ne da ngaa fajal ab jullit ab aajo maanaam muslim foofu kii la maanaam mafhumul laqab la am maanaam mooy dañ ko tudd en tant que jullit parce que dëkk bi ay jullit a fa ne maanaam fi yenente bi doon waxe sallallahu alayhi wasallam mais nit rek la de manière générale comme tey buñ ne waaw fii xam nga sénégalais yëpp dañ leen indil ak ndimbal maanaam jubluwuñ ci ni képp ku dul sénégalais ci dëkk bi rek duñ la jox ndimbal déedéet mais li muy tekki moom mooy ñi dëkk ci dëkk bi loolu lay tekki voilà comme tey buñ ne français yëpp dinañ leen defal nangam ndax maanaam mbas mi tax na dinañ leen indil ndimbal nangam tekkiwul ne ku dul français bokkoo ci mais ku dëkk ci dëkk bi rek ci nga bokk maanaam yooyu loolu lay tekk maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne
ku dimbali jullit fajal ko ab aaj maanaam génne ko ci problème bu rëy génne ko ci problème yàlla dana la génne ci problème bu rëy ci problème yawmal qiyaamati yi voilà ak yeneen maanaam ay aaya yu mel noonu ay xadis plutôt yu mel noonu dañoo bëri même jéggale sax gisoo li yenn bi alquran waxoon sayyidina Abubakar radiyallahu anhu alaa tuhibbuuna an yaghfirallahu lakum mooy bi mu ne bon ci tënk daal ñu tënk mbir mi mooy su fekkente ne mooy ne xanaa bëggoo leen yàlla jéggal leen kon yéen tamit jéggale leen maanaam ku bëgg yàlla jéggal la yow da ngay jéggale mais c'est pas parce que da nga naan dañ ma tooñ non man ku ma tooñ non damay fayu il faut ma fayu déedéet parce que yow tamit bis bu nekk nga tooñ yàlla te nga wala boog nga tooñ ñeneen te doo ko yëg te da lay arrivé ngay tooñ te doo ko xam ak tamit loo xam parfois yow tam xanaa bëggoo yàlla jéggal la xanaa bëggoo ñeneen ñi jéggal la maanaam yooyu dafa am maanaam kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci tënk daal mooy en quelque sorte yow ni nga bëgg yàlla di doxale ak yow del doxale noonu ak mbindeef yi loolu mooy règle bi ngay doxale ak mbindeef xool ko maanaam nan nga bëgg rek yàlla doxale ak yow nga xool loolu nga doxale noonu ak mbindeef dégg nga moo tax bi muy seetaan mu ne fa amaatat mu daal di muri anha wëllif ko alximaara muuraay bi li tadri ngir mu xam ahuwa ndax lii de al waxyu la am wala boog huwa moom al irma'u saddum jinn la faxtafa mu daal di làqatu moom Seydina Jibril mu daal di faddu alayhi salaam inda kashfiha foofu wuññeem ga ar-ra'sa bopp ga Jibril moom Seydina Jibril alayhi salaam fa maa aada dellu siwul aw mbete wayda mu dellu si al-ghita'u muuraay fastabanat mu leer naññ nag ci Xadija sayyidatuna Xadija radiyallahu anha annaha al-kanz annahu naka mbir mi kat al-kanzu mooy koom allazi bi nga xam ne xaawalat moom la doon yóotu wal kiimiya ak mbir mu sell ma muy xam-xam bu sell bi muy diine ju rafet ci nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jot suma topp nag xaaman ñu gisoon wàllu woote bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag ginnaaw ga loolu di woote gis nañ ni mbokkam yi la njëkk a woo gis nañ li ko boroom subhaanahu wa ta'aala digaloon laataa muy woote waaye bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag léegi jógal nga woote suma nag topp xaama mu jug annabi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yad'u muy woo ilallah jëm ci buur yàlla fil kufri fil kufri fekk ne nekk na ci kéefër najdatun ak kattan wa ibaa ak mbañ ak dañoo lànk muy ibaa man aw nit lañ ñoo xamante ne la doon woo ñoo xam ne ushribat nandaleef na qulubuhum seen xol al kufra kiifir fa daa ud dalaali jàngoro yi réer fiihimu ci ñoom ayaa dafa tëx maanaam dafa dem ba nga xamante ne dafa tëx pour ñu faj ko problème bu réer la imam al-Busayri radiyallahu anhu di wax ci suñu tur mu ne ra'aynaa ñun de gis nañu aayaatihi kawteefu borom subhaanahu wa ta'ala aaya alquran yëpp aaya alquran yi gis nañ leen faxte day naa ñu daal di gindeeku wa iza su fekkente nag alxaqu dëgg jaa dafa dikk zaala dafa war a jeex maanaam day jeex almira'u werante maanaam dëgg moom su jeexsee ba feeñ en principe werante daa war a jeex quoi mais gis dëgg ba pare continuer naan non mais c'est que en fait boo xoolee c'est que maanaam yooyu vraiment du yëfu nit ku xel rabbi yow sa borom innal huda naka njub de dëgg njub huda ko mooy sa njub yow yàlla lépp loo xam ne tukkeewul ci yàlla wala dëppoowul ak li tukkee ci yàlla loolu tuddul njub wa ayatika ak sag aaya nuurun leer la goo xam ne tax di da ngay gindee bi xaa ci moom sa leer googu mantasha ku la soob loolu gisoon nañ ko ne alquran borom subhanahu wa ta'ala daf ciy gindee ku ko soob waaye daf ciy sànk tamit ku ko soob waaye nag alquran wax nañu ñan la ciy sànk mu ne wa maa yudillu bihi illa al-fasiqun ñi ciy sànkoo daal mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy kàccoor yi parce que inna allaha la yarda 'anil qawmil fasiqin yàlla du gërëm nit ñi nga xamante ne ay kàccoor lañ
mooy dañoo génn topp bënn yoon wax li leen boroom subhaanahu wa ta'aala wan nanguwuñ koo topp loolu moom moo tax képp koo xamante ne da ngay gis dëgg di ko bañ boo moytuwul moos bés dina jot boroom subhaanahu wa ta'aala tëj sa xol ci anam goo xamante ne dootoo ko mën a gisati comme li mu wax wa kadhalika nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun naka noonu lañu tëje seen xol ak seen gis-gis maanaam mënatuñoo gis dëgg seen xol tëju ba nga xamante ne dëgg dootu ci mën a yegg seeti loolu nag li ko waral mu ne lan mu ne kama kem ni nga xam ne wala boog ngir ne nga xamante ne loolu lañ meloon voilà ngir le fait que ne lam yu'minu bihi gëmuñu ko woon awwala marra ci njaal beenu yoon wax maanaam bi leen dëgg njëkkee gis dëgg rek au lieu ñu daal di ci daal ne comme dëgg la nag xam nañ ko gis nañ ko léegi nañ ko topp déedéet dañ faa nekk di bañ non en fait boo xool ba commencé nag di théoriser lu ne ñu jéem koo layale loolu ñaare kuy doxale noonu peut-être que première fois la loolu di daal peut-être deuxième fois la lay daal peut-être boo ko defee ñetti yoon la peut-être yàlla mën na la may chance nga def ko ba benn jamono nga gindeeku et que yëg seegoo fi muy tëje sa xol mais bu peut-être première fois lay tëj sa xol loolu moom moo tax nit ki fu mu gisee dëgg rek da ko war a nangu naturellement metti naag metti wala ga non parce que li am solo mooy na dëgg gi leer et que dëgg moom de toute façon dëgg du soppeeku maanaam mooy des di nekk dëgg maanaam yow nag comme ni suñu benn doon wax bàyyi rek mu nekk loolu nga xamante ne boo ko waxee ne ko non lii du lii mais moom day bëgg fekk mbir mi nekk loolu mu ne la déedéet bàyyi rek mu nekk loolu maanaam te loolu xam nga voilà par exemple da lay wan ab xeer ne la lii chaise la nga ne ko non lii xeer la mu ne la déedéet bàyyi rek mu nekk chaise loolu en fait du tax xeer bi nekk chaise c'est que loolu mooy problème bi donc vaut mieux nga accepter dëgg gi ni mu nekkee dëgg te loolu moo lay jariñ que ngay naan noo bàyyi rek mu nekk dangam maanaam ba pare nga koy wax ci sam xel xam nga xale bi moom mën na ko waxee noonu xale bi mais mag mi moom du wax ne bàyyil mu nekk lii mais maanaam mais moom ci xelam la koy wax ba pare jéem koo imposer ci ay argument yoo xamante ne moom ci boppam xam ne ni du dëgg mais loolu noonu départ bi la mais benn moment affaire bi day njattu c'est-à-dire que day dem ba nga xam ne moom day gis mbir mi mais du xam ne loolu la tellement que dañuy jàllar bi réalité yi ci bëtam du gis réalité bi mais contraire bi lay gis yàlla nañu yàlla sàmm loolu mooy summun bukmun umyun fahum laa yaqiluun ak fahum laa yarji'uun ci beneen aaya bi dañuy gumbatex lu voilà te dootuñu xalaatati dootuñu xellu voilà wala te dootuñu mën dellu itam dellu si ci dëgg léegi imam al-Busayri radiyallahu anhu muy def foofu benn genre transition ci wax vraiment yéemu gi mu yéemu ci xaalu yéeféri ni ñu doxale mais alors que mënoon nañ doxale neneen parce que ñoom en tant que doomu aadama ñoo gënoon a yelloo ci doxalee nii maanaam ci gindeeku ci topp njubu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu indi te jële ko ci borom bi subhaanahu wa taala ñoom ñoo ci gënoon a yelloo mais da ngay gis ñeneen ñoo xamante ne pourtant duñ ay doomu aadama mais borom bi subhaanahu wa taala da leen di may njub googu mooy la alquran wax ne ulaa'ika kal an'aami bal hum adall mu ne ñooñu comme ay jur lañ déedéet ñooñu gën a sànk jur gi sax voilà mu ne kamra ay na maa laysa yaqilu qad ul hima maa laysa yulhamul uqalaa'u kam aka bari ra'ay naa lu ñuy gis maa loo xamante ne laysa yaqilu du xalaat maanaam amul xel
comme ñun amul xel bi nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala jox nit ñi mais qad ulhima ñu yenkewal ko mooy inspiré ñu yenkewal ko maa loo xam ne laysa yulhamu yenkeelawul ko al uqala boroom xel yi nga xamante ne dañ naan ñii ay boroom xel yu rëy lañ ay grands penseurs lañ ay nangam lañ jaar wala ñoo jiite par exemple mbooloo sàngam ñoo nang ànd ak yooyu yëpp ñoom seen xel du yegg ci mën a ràññetle dëgg gi maanaam mën a xam mën a gis lu baax li moo tax boroom subhaanahu wa taala dafa saxal ci yéeféer yi ne ñoom laa yaqiluna duñ xalaat duñ xel effectivement amuñu xel parce que xel en fait ñaari xel ñoo am xel bi nga xamante ne moom moo lay permettre rek nga mën a xàmmee lan mooy lan maanaam mooy boo naree dugg ci par exemple bu gaynde ñëwee mu leer na ni gaynde gi day lekkate nga nooyit nga daw boo demee ba nar a dugg ci kàmb nga xam ne fii kàmb la nga daal di taxaw daal di waaf jaar feneen maanaam xel boobu dalay permettre ngay calculer sa ay intérêt yi bopp mais loolu calcul la tudd parce que loolu ak xalaat du benn maanaam loolu calculer la tudd donc yow ay intérêt ngay calculer loolu ñu bari loolu la ñu maanaam daf muy dóor xel wala yu mel noonu en réalité daf lay calculer day calculer mbir mi maanaam day xool su la gisee ngiy ñëw rek maanaam day xool nan lay def ba mën laa nax mën laa njuuj njaaj loolu calcul la tudd maanaam day nattale quoi loolu moom aqlu idrak rek la tudd maanaam mooy xel mi tax nga mën a jotee ci dara nga mën a am accès ci dara mais dafa am aqlu irshad maanaam xel bi tax nga mën a gindeeku nga mën a xam ne lii moo jaadu lii moom jaaduwul lii moo yenu maanaa nga topp réflexion bi ba pare nga pousser ko ci anam goo xamante ne loolu da lay mën a jariñ boobu xeetu xel nag yéefir ñoom amuñu ko parce que ñoom seen xel yi lu muy rëy ci calcul yi la yam ak ci même bu ñuy réfléchir pour mën a accéder ci dara maanaam réflexion boobu dañ koy limiter ci seen ay intérêt ak li nga xamante ne jàpp nañ ne maanaam par exemple dañ naan ñun lii suñu culture la ñun lii suñu aada la ñun lii suñu maanaam duñu nangu yëkkati seen xel au-delà de loolu yëpp pour rek gis dëgg gi kese te dëgg gi rek ñor leen et que buñ gisee dëgg duñ ci nangoo wommatu maanaam dañuy jël seen xol moo leen di tëj moo naan leen non bul xalaat ci lii bul nangu lii même bu dee xam nañ ni lii dëgg la waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ni ko qul innama a'idukum bi wahida an taqumu masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna man waxal ne man maanaam dama leen di waar ci benn mbir rek maanaam te ngeen bàyyi xel lii def leen lii mooy ngeen nekk par kenn wala par ñaar maanaam ngeen waxante dëgg nag ngeen xool topp ngeen xalaat di ngeen xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li muy wax nii du wax maanaam li ko amul jinne bu ko dugg li muy wax yëpp dëgg la xam ngeen ko bu baax mais sauf que dañ koy bañ en fait duñ ko nangoo accepter te loolu mooy ñàkk xel parce que ñàkk xel weesuwul nga gis ne lii sax alkande la jëme ba pare nga continuer di ci nuur ci loo xamante ne il suffit rek nga jël benn décision ne léegi c'est vrai que d'accord naa ne lii mooy dëgg mais nga bañ ngir maanaam loolu doy na ci ñàkk xel kon loolu kon ñi ñuy wax boroom xel yu rëy yi en réalité seenum xel dafa limité mu ne is ndax abaa bañ na alfiilu lànk na alfiilu ñey wa maa ataa la mu dikkee saaxibul fiili boroomu ñey wa mooy abraha al ashram laanatullahi alayhi nga xamante ne dafa déggoon ñu ne dafa moom moo nekkoon buuru Habasha mooy Abasidi mais ca Yaman
dafa gisoon ne Makka ci ngir ñu tënk histoire bi dafa gisoon ne Makka dafa amoon maanaam Kaaba gi gars yi dañ fay dem tout le temps dañ fay dem di aji ji mais et que loolu économiquement daf daan indi lu bari ci dëkk bi moom nag mu gisoon ne non vaut mieux mu defar Yaman foofu benn édifice benn maanaam tabax fa genre Kaaba moom tamit bu ko defee gars yi au lieu ñuy dem ba Makka kay xanaa ñuy ñëw fii tamit fii wala boog ñu xaajaloo mbir mi et que moom économiquement aussi mu bénéficier wu ci wala xeetu calcul la gars yi dañ koy def parfois ci réew yi voilà xool na ne stratégie na lañuy détourner benn ki day gis ne benn destination waaw nan la ñuy def ba touristiquement voilà destination touristique bi affaire fii baax quoi aussi bi mu defee loolu foofu nag borom bi natt ko subhaanahu wa taala ba kenn nangu fa kenn demu fa d'ailleurs sax au contraire non seulement gars yi demuñu fa parce que bon en fait la nekk Makka du foofu mais dañ koo saboté daa am gars yu fa ñëw saboté ko mu mer nag ne léegi day dem màbbal Kaaba gi parce que Kaaba gi moo tax en réalité lii xew kon moom dana dem màbbale ji ko donc ba mu demee di ko màbbal ci tënk Nufayl al-Xasami dégg ko ci yoon bi gaaral ko mais mu gañe leen maanaam ba pare rey ci ñu bari ci ñoom ba pare jàpp ko moom muy kilifa ga yóbbaale ko bi ñu demee bañ dem war a màbbal Kaaba gi ci tënk rek waa Makka ñoom ñu daal di génn ak seeni kii ak seeni parce que dañ doon ragal en fait gars yi ñëw non seulement duma leen mais nangu seen jigéen ñi ba pare dem def leen i jàmm ñoom loolu lañ doon ragal moo tax ñu daal di génn dem taxaw ci montagne bi quoi di xaar parce que waaw nga xam ne maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abdul Muttalib moom daal di taxaw ak bi mu ñëwee di jël gëléem mu ñëw ne ko non delloo ma samay gëléem maanaam bi Abraha ñëwee mu ne ko man bi ma la gisee dama ragaloon sax mais ndekete delloo ma samay gëléem rek nga may wax mu ne ko wax parce que Kaaba gi moom am na borom bu ko moom dina ko aar quoi mais man sama gëléem yi laa moom delloo ma ko ñu delloo ko waaye ñay yi nga xamante ne moom moo waroon a dem pour maanaam ñu dem ci Kaaba gi pour ñu màbbal ko ñay wa Mahmoud la tuddoon maanaam nga gis léeg-léeg tur ni mu mënee jariñ nit wala ak maanaam xattaa ba ñay wi et que Abul Abbas moo nekkoon dàkkantalam ñay wa saa yuñ ko jëlee yóbbu ko ci wàllu Kaaba gi mu góor parce que nu fay dëkkaadee woon ne ko gis nga fii ki néegu yàlla la bu ñu ormal bi bul fa dem bañal bul dem donc moom moo ko dee ñay wi waaye biñ demee maanaam ñu gis ne ñay wa suñ ko jëlee dawal ko côté Sham mu daw côté Irak mu daw côté Yaman mu daw mais buñ ko yóbbu maanaam day xel sax lay def mais buñ ko yóbbee côté Makka rek mu daal di góoraat maanaam góor mooy toogin woowu nga xamante ne day tax maanaam mooy bañ a jub bi affaire bi nag jaaxal leen mais bañ demee ba jub Makka rek maanaam rek borom subhaanahu wa ta'aala yebal ay picc mooy ñi muy wax tayran ababil maanaam tara kayfa rabbuka bi'ashabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil mooy picc yi ñoom ñu bari di naaw di yegsi maanaam groupe par groupe kenn ku ci nekk yor xeer ci sa bec ci sa bec bi maanaam yor xeer boo xamante ne kenn ku ci nekk ak mu war a rey te xeer wa sawara lañ jóge mooy hijaaratan min sijjiil ñu dóor leen màbbal ñu dóor gaa yi ñi nga xam ne ku mu dóor sa bopp bi rek maanaam bu duggee ci bopp bi wala mu daal ci mbagg mi ci day rey nit ki ci saasi mu jaaree ci suufum génn wala yaazu billah après nag am na ci ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa def ne deewuñ ci saasi ñoom ci yoon bi maanaam ñuy daw di ñibbi parce que dañ doon daw aussi parce que biñu gisee picc yi
ñu gis ñuy dóor affaire yi di rey ñenn ñi ñoom dañ doon daw ñenn ñi tamit ñu mu dóor leen duñu dee ci saa si mais dañuy daw nga xam ne ci yoon bi yëpp la ñuy dee par kenn maam ci yoon bi la ñuy dee par kenn bu ko defee ñi nekk ci yoon bi yëpp tamit gis ni yàlla def ak gaa yi doon bëgg a màbbal kaaba gi bi ñu demee Abraham moom ma nga deewee Yaman moom maam fa mu jóge fa la delloo fa la deewee Sanaa mooy capitale Yaman d'ailleurs ba léegi mooy capitale bi Sanaa foofu la deewee maanaam loolu le fait que ñay wi moom mën a xam ne fii kat néegu yàlla la duma xotti xormaam moom lay wax ne loolu te ki yéeg ci kaw ñay wi te moom ko moom nanguwul maanaam moom saay-saay la maanaam loolu lay wax ne mais loolu bokk na ci kiimtaan yi mooy is ba nga xamante ne kon aba lank na al fiilu ñay wi maa ataa la nga xam ne moom la dikkee saaxibul fiili boroom ñay wi walam yan faate jariñul alxija xel ya wa zakaa ak ñaw maanaam ñoom xel bi ñu am yëpp ak ñaw gi ñu am yëpp ci caay-caay la leen jëmale ak ci mbir yoo xamante ne affaire u àdduna nii rek la loo xamante ne mooy calcul bi ñu doon wax léegi mais du nekk loo xam ne da réflexion dëgg la bu leen di buy tax ñu xam nan la ñuy def ba mucc pour l'éternité seen mbir baax daa iman déedéet mu ne wal jamaadaatu te yi nga xam ne du ñuy dundut mooy jamaadaat yi mooy yi nga xamante ne mooy li ñu naan jamaadaat mooy ñi nga xam ne amuñu bakkan lañ naan maanaam amuñu duñu woy dundit moom koy comme xeer comme bant comme voilà mooy ñooñu mu ne ñoom afsaxat dañuy fasaaxa dañuy wax ju leer billazi ci li nga xamante ne uxrisa looloo lañu alayhi anhu wëllif ko li ahmada ñeel yent bi sallallahu alayhi wasallam al fusaha ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom wax yu leer yi maanaam mooy kon ñooñu jamaadaat yi mooy te loolu bëri na lu koy leeral loo xamante ne dëgg-dëgg am na comme par exemple yenent bi sallallahu alayhi wasallam xeer yi da doon wax ci loxoom da doon sàbbal comme par exemple loolu comme par exemple xeer yi nga xamante ne dañ doon dañ koy nuyu maanaam mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne xam naa xeer ci màkk ba xam ne ba léegi nii moom dama ko daan romb mu mooy nuyu ba léegi su ma ko rombee dana mën naa leen ko wan mu naan asalaamaaleykum ya rasulallah ak yeneen yu mel noonu nga xamante ne yooyu amuñu bakkan mais dañuy wax di wax ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ju leer ci di dëggal màggaay yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci di dëggal yónni ak yabal gi nga xam ne moom lañu yabal yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu lay wax ni te yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu bari la yu am ay événements yu bari comme par exemple le fait que fàllanka gi mooy épaule gàtt gi nga xamante ne moom la yahud ba defoon poson mu wax ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bul ma lekk ndax man dañ maa tooke ba mu woo yahud bu jigéen bi ne ko lan moo tax nga def lii yahud ba ne ko non man li tax ma def ko mooy ndax daf ko toggaloon jox ko mu ne li tax ma def ko mu ne mooy dama ne woon su fekkente ne ab buur la bu boobaa dinañu noppalu ci ay mbirum bu fekkente ne nag ab yenent la bu boobaa du ko lekk mu daal koy baal yenent bi sallallahu alayhi wasallam baal ko man ak yu mel noonu yooyu nga xam ne bari na am na beneen sax boo xamante ne dina ci ñëw incha allahu taala te moom mooy ëkk tàndarma bi nga xamante ne moom moo doon yuuxu woo xamante ne ñëpp dañ ko doon dégg te yii ñu wax ni yëpp ay xadis la yu wér yu leer nañ yoo xamante ne amul dara lu ci lënt mu ne way ndeysaan qawmin aw nit maanaam wayxa mook waylun ñoo nuru sauf que waylun toskare lay tekki bi nga xamante ne mooy toskare bi wane ne maanaam ak mbugal maanaam di wane ne
kii daal maanaam moom daal musiba dal na ko te musiba bi mbugal lay doon ci moom alors que bu dee wayxa mooy ne musiba dal na ko waaye ay ndeysaan maanaam mais dama ko yërëm day ànd ak yërmande looloo tax pir mi dëgg-dëgg amaan na mooy wayxa mooy ndeysaan mu ne wayxa xaw mi ndeysaan ay nit ñoo xamante ne ñoom jafaw dañoo ñàkkee xorma dañoo ñàkkee teggin nabiyan ab yenant bi ardanti suuf soo xamante ne alifatu miine na ko fa dibaabuha mbëttam ya was dibaabu ak koj biiram yi maanaam mooy kéwal yi ay xeeti kéwal la mooy seer voilà alors que kéwal dëgg-dëgg mooy xasal mooy gazelle kon ñooñu mu ne mi ndeysaan toskere daal ñeel na leen maanaam musiba dal na leen ndeysaan ñooñu aw nit lañ ñoo xamante ne dañoo ñàkkee orma ak ñàkkee teggin seen ab yenent waaw ñàkkee teggin yenent bi alayhi salaatu wassalaam ci suuf soo xamante ne këll kii ab koj biir wala ab mbëtt parce que mbëtt bi mooy xissa mbëtt bi ci waa seer dañ koy indi lu bari mooy bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam toogee ak saxaaba yi radiyallahu anhum mu am benn arab yi muy kaw ñëw gis daal ni mais mbooloo mi lan la ñu ne yenent bi de la sallallahu alayhi wasallam mook saxaaba mi ñoo ne radiyallahu anhum mu ne mi ab yenent mu ne waaw mu ne bon dinaa xam ba xam yenent la daal di ñëw fekk mbëtt mi maanaam moom ca bëccëg ga maanaam ca yoor la ko rëbboon ba roof ko ci bant bi maanaam ñu koy roofee ci bant bi noonu ñëw indi ko ci kanam yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wax loolu sama mbëtt mi mu ne mbëtt mi kay yow kooku la moom mu ne ko yàlla allazi fil arshi allazi fis samaa'i arshu wa fil ardi sultaanu wa fil hawaa'i rawhu wa fil jannati sabilu yàlla mi nga xamante ne ci asamaan la arasam ne ci suuf la nguuram ne autorité mi ngi fii ci suuf si ngelaw gi nga gis yërmandeem àjjana yoon wam fa la ne mu ne ko yow yaay kan mu ne ko yow rasulullah yow yaay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaw ba daal di tuub dugg ci l'islam maanaam loolu lay wax ne waaw ñii nan lañ mën a weddee mbir maanaam ñoom en tant que doomu aadama toog di xool maanaam di weddi koo xamante ne lii xew na ci mbiram alors que mbëtt mi moom dëggal na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak mbëtt mu dee looloo tax loolu moo gën a kéemaane quand même que liñ naan maanaam yent yàlla Isa alayhi salaam dekkal gi muy dekkal nit ñi doon nit ku dee parce que yent yàlla Isa alayhi salaam nit ki dee daf naan ko kum bi iznillah jugal ci ndigalu yàlla maanaam et que moom dafa am ruux en fait buy daw ci moom nga xam ne bu laalee dara loolu mën day daal di dund mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu dekkal maanaam mbëtt mi maanaam mooy mbëtt mi dañ koo rey ba pare mais ba pare dañoo dugal maanaam dañ koo butti voilà dañ koo butti ba dugal ci moom li nga xamante ne moom mooy bant bi kooku nga jubloo waat ku mel noonu loolu kéemtaan bu rëy la ba pare wax loo ko boole ci parce que nit ku jóg yeewu wax loolu xam nañ ko xam mais mbëtt dafa boole ñaar dafa boole dekkal ko ba pare boole wax loo ko amaa këlli kii bi kéwal gi moom lii dal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak moom mooy daf ko romb kéwal gi woo ko wallu ndi ko yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam dimbali ma parce que man dañ maa yeewu fii te rëbb bi daf ma yeew te sama doom yi dama leen war a nàmpal mu ne ko mbaa su ma la yeewee mbaa da nga dellu si waat mu ne ko waaw danaa dellu si waat mukk yow kenn du la war ku xam dëgg du la war mu ne ko kon baax na mu yeewi ko kéwal gi daw
dem nàmpali ji ay doomam ba pare daal di leen nag comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam laa joxoon kaddu sama kaddu faaw dama ko war a respecter ci diggante bi boroom maanaam rëbb mi ñëw daan ne waaw sama kéwal gi ma yeewoon fii ku ko jël mu ne ko no man maa ko yeewi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man maa ko yeewi parce que dafa waroon a nàmpali ay doomam mais dina dellu si waat léegi kéwal gi mu di daw si dellu si ñëwaat seede ni kii yenent yàlla la sallallahu alayhi wasallam waaja daal di tuub dugg ci l'islam ba pare daal di jéggal kéwal gi ba daat koy bàyyi maanaam loolu lay wax ne loo xamante ne loolu am na léegi nit ñi ñoom maanaam ñoom ñii di mën di def loolu te nit ñi ñoom nanguwuñu mu am benn bayit boo xamante daf ko def transition entre li mu nekk di wax ak fi nga xamante ne foofu la jëm te moom mooy wàllu gàddaay gi dinañ ci ñëw léegi mën a wasalaw bu sàggane nañ ko mooy bàyyi nañ ko voilà ma parce que asalu moom mooy nga bàyyi dara ba pare fàtte ko quoi fàtte ay mbiram voilà mel ni ko maanaam mooy nga soofantal ko voilà mooy soofantal wasalaw bu soofantal nañ ko waxan na waaye xemmem na ñëw na ci moom ak xër gis on ak datt ilayhi jëm ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy datt boobu nga xam ne moom lañ doon junj léegi muy dattu tàndarma gi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la daan taxaw di xutba xadis la yu leer yoo xamante ne ñu ngi ci saxexe yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dattu tàndarma bi nga xam ne ci la daan taxaw di xutba bi nga xamante ne dafa am benn jigéen ansariya radiyallahu anha ne dafa am benn xale boo xamante ne moom bu mu yor ci kër ga xale boobu dafa menuisier la mais mën na ko defaral bu ko joxee moom yenn saa sax bu ko joxee ndigal dina ko defaral ab minbar maanaam foo xamante ne buy xutba ci lay yéeg mu defaral ko mu def ko ñetti maanaam mu wut ko ak bant defal ko ay genre escalier yenent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko defarale ba pare mu jël ko teg ko foofu ba pare dàtt bi waaye dañu doon dégg dàtt bi di yuuxu comme ni nit di yuuxu di onk comme ni nit ki di onko voilà te lan moom moo tax mooy ndax xemmem gi mu doon xemmem yenent bi sallallahu alayhi wasallam di toog ci kawam ak di taxaw ci kawam bi nga xamante ne ci la defee loolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw teg ci moom loxo ne ko lan la mu ne ko mu wax ko jàmbat ko ne ko lii moom mooy maanaam moo mën a xarit maanaam lii daal moom met moo ma tiis daal voilà en gros moo ma tiis daal yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah soo bëggee de ma jëlaat la soo bëggee tamit ma boole la ci maam ci tàndarma yi nekk àjjana bu boobaa ñu dëkkaale foofa mu ne ko waa baax na loolu baax na nangu naa ko ci la bàyyee yuuxu bi ci la bàyyee onk bi maanaam kon loolu di wane dëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamante ne noonu la xattaa jamaadaat yi maanaam yi nga xamante ne sax amuñu bakkan maanaam li nga xamante ne noonu lañ doon doxale ak moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nañ ko léegi xeer yi sax dañ doon sabbal ci loxoom comme ni ko Seydina Anas waxe radiyallahu anhu buñ ko tegee ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu dégg ni muy sàbbaale mu teg ko buñ ko jox ko Seydina Abubakar radiyallahu anhu mu téye ko ñu gis ni muy sàbbaale mu teg ko ñu jox ko Seydina Omar radiyallahu anhu mu téye ko ñu gis ni muy sàbbaale mu teg ko ñu jox ko Seydina Usman radiyallahu anhu mu téye ko ñu gis ni muy sàbbaale mu teg ko waaye keneen kuñ ko jox buñ ko dégg maanaam loolu day wone ni nga xamante ne noonu la kiimaane maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam te pourtant gis nga li muy wax noonu saxaaba yi radiyallahu anhum yenente bi sallallahu alayhi wasallam mës na leen a wax ne am na benn nag bu doon wax maanaam mu wax li mu doon wax mu ne xale bi dafa ànd ak nag bi ci àll bi après nag bi di wax maanaam di yedd xale bi saxaaba yi ne ko nag buy wax
Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen man gëm naa ko Abubakar gëm na ko Omar gëm na ko radiyallahu anhu te loolu ñoom ci seen bopp gis ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko def lu mel noonu mooy wax looloo xamante ne ci cosaan xamewuñ ko wax voilà mu ne waqalawu te ñoom bañoon nañ ko maanaam mu yéefiru Màkka yi waaye waddahu waaye xem ne moon na ko bëggoon na ko ba takk ci moom al-ghuraba wu way tumuranke yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu tumuranke nag ñaari possibilité moo ci am mooy muy wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefi mooy waa Makka ñi nga xam ne ñooy muhajiruna yi xam nga am na xadis bu siiw bu nekk Sahih Imam Muslim Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan bada al islaamu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuuba lil ghuraba diine ji dafa tàmbalee tumuranke waaye dafay mujj di dellu tamit nekk loo xam ne lu tumuranke la waaye texe ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu di des di tumuranke tumuranke bu njëkk gi diine tumuranke ci lim la maanaam mooy ñi nekkoon ci diine ñoo bariwul woon waaye tumuranke gi muy tumuranke ci mujj gi du lim qualité la c'est-à-dire que jullit ñi dinañ bari mais ñi des ci diine en tant que dëggu ci nekk yor qualité maanaam téyewuñu qualité ñoo dul bari moo tax mu ne texe ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ci tumuranke boobu daa iman ci la ñuy ne maanaam mooy duñu bari dañuy étrange maanaam tumuranke loolu la mooy étrange mooy ñoo xamante ne dañuy mel ni doxandéem fañ ne c'est-à-dire que fu ñu mënti nekk ci àdduna bi tamit dañuy mel ni doxandéem maanaam mel ni comme si ñoom dëkkuñu fi ne parce que ñëwaa dëkk ba mel ak di doxale ñoom noonu lañ dul mel te loolu moo dul nekk seen mbir bi nga xamante ne moom moo dal mooy yéefir mooy jullitu Makka yi alquran ñu ngi leen di tudd ñu naan lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñi nga xamante ne dañoo way ñàkk lañ bàyyi nañ lépp dellu ci yàlla kese ñooñu nga xamante ne dañoo gàddaay lépp lu bon ngir dem ci lu baax kese jóge Makka dem Madina bàyyi ñëpp dem farak yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñi gàddaay ñooñu nga xamante ne dañ leen a génnee ci seen kër yi seen suuf yi nga xam ne seen suufas maam la woon alladhina ukhriju min diyarihim ci seen kër yi lañ leen génne dañ leen a génne ci seen kër yi maanaam seen suuf yi nga xam ne seen suufas maam la woon seen suufi bopp lañ woon wa amwaalihim ak seen alal yëpp ñu nangu koo bàyyi waaye loolu yëpp lan moo tax mu ne dañuy sàkku ngëneel bu tukkee ci borom subhaanahu wa taala ak ay gërëmam ba pare ñu taxaw temm ne dinañu dimbali yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam wa yansuruna allaha wa rasulahu mooy taxaw diine yàlla ji taxaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yabal ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen taxawul bien sûr mu ne ulaa'ika humus saadiquun ñoo ñi dëggu boo bëggee gis ku dëggu loolu la moo tax bu ñu naan murid saadiq mooy taalibe bu dëggu ci tasawuf maanaam jikko yi la yore maanaam mooy day nangu bàyyi lépp ngir dem ci yàlla yi kese waaye dem ànd ak nitu yàlla yi te yàlla rek tax farak ñoom féeteeg ñoom maanaam àndandoo physique bi maanaam du loolu la ñuy wax mais àndandoo ci jikko ci doxalin àndandoo ci jàppalante àndandoo ci bëggante loolu la ñuy wax mu ne ñooñu ñu dëgguñ après nag am na ñeneen ñi nga xamante ne moom mooy waa Ansaar ñooñ tamit ay xurabaa lañ maanaam mooy dañoo ñoom fuñ dëkk ca Madina loolu du woon seen cosaan ndax ñoom Yaman lañ jóge woon waa Aws ak Xasraj ñoom Yaman lañ cosaanoo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaanu yamaniya moom gëm yàlla Yaman la cosaanoo wal hikmatu yamaniya hikma sagesse Yaman la cosaanoo et que ñoom ay ghuraba lañ tamit parce que dañoo tumuranke ci adduna bi
maanaam ñi mel ni ñoom bariwuñu woon ci àdduna bi d'ailleurs ñoom kese la woon radiyallahu anhum mu ne walladina moom la alquran walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ñoom ñooy ñi waajaloon kër gi waajaloon bërëb bi mooy bërëbu ngëm yàlla bërëbu diine ak ngëm yàlla daara muy Medina dafa bokk ci turam bi waaye tamit muy daarul islam muy këru l'islam waaye maanaam ñoom ñoo yoroon moyens yi ñoom ñoo yoroon possibilité wu di jàppale diine ji ñoom ñu daal di koy accueillir voilà ba pare ñu daal di bëgg sopp lool ñi nga xam ne dañoo gàddaay ñëw ci ñoom duñ leen xoole mukk bëti doxandéem bëti dëppoo leen ci dëkk bi bëti dellu leen fa ngeen jóge déedéet te dañuy joxe di séddoo nga gis comme niñ ko gisee ci saxexe mais dañ naan sax par exemple am sama kër a ngi ñaari kër laa yor jëlal sama alal genn wàll gépp a ngi nii am jëlal sama soxna yi sax xoolal koo ci bëgg ma jox la ko man ma wàcc ko yow nga jël ko su bëggee maanaam yu yëpp nga xamante ne mais ñoo ñee tamit gore lool ku mel Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom lu mu wax wan ma rek marché bi fan la ne wan ma fan la marché bi ne ban marché mooy dox quoi moo gën a dox ak yan ñoo gën a dox moom it mu jàngal ko ne ko marché Qaynuqa foofu dox na foofu day dox quoi mu wan ko bon plan yi après moom it mu nekk ak borom alal maanaam dañuy jàppalante ci diine ji mais dañuy jàppalante sax ci mbiru adduna ji parce que loolu tamit mooy doxal diine ji parce que moyen mooy doxal diine ji aussi kon mu ne ñooñu wa yansuruna allaha wa rasulahu wa yusiruna ala anfusihim te sax dañuy ëffal ci seen kaw bopp maanaam mooy loolu mooy isaar mooy jikko ju rafet la voilà mooy lii laa yor gaa soxla naa ko mais yow laa koy jox parce que jàpp naa ne man mën naa ko muñ mais yow peut-être que di nga ko gën a soxla mu ne walaw kaana bihim xasaasa donte dañoo aajowoo woon mbir mi lool maanaam ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu tumranke ñi radiyallahu anhum jikko yooyu lañu yoroon ñenn ñi dañoo gàddaay ñii di leen jàppale ci loolu ñenn ñi dañu nekk ci jafe-jafe ñenn ñi jàppale leen ñoom ñëpp ñu jàppandoo maanaam jëm pour jëmale diine ji kanam mu ne wa akhrajuhu maanaam loolu kon mu nekk li tax kon muy wane maanaam mu def parenthèse maanaam transition foofu ngir dugg ci gàddaay gi ne ñee dañ ko bañoon waa Makka yi yéeféri Madina ñoom ñu nangu ko accueillir ko akhrajuhu génnee nañ ko minha ca Makka génnee nañ ko fa de yéeféri fexe nañ ba génne ko fa waaye wa awaahu waaye làkk na ko xaaroon xuntuwa jabalu sawr ak xuntuwa wamu àndal ñu moom làkk na ko mooy ba ko yéefir yi dee topp di ko dàq ji pour mën koo dem jàpp ji ba ñu xëyee dem di jàppi ne dañ koy jàppi ndax mook Seydina Abubakar radiyallahu anhu dañoo génnoon ñu dem làqatu ci benn doj jabalu sawr ci biir xuntu wi ñu dem làqatu jëf gaa yi daw si buri nee na maanaam ak seen fas yi
waxamatu waaye mu yiir ko xamaamatun pittaxu gott koo xam ne warqaa u boroomi tupp la maanaam mooy dafa am partie yu weex ak partie yu ñuul pittax moomu mooy xamaama boobu moom moo ñëw daal di def tàgg ci kanamu ci buntu miir ci buntu xurwa ci saase balaa gaa yi yegg si mu def ko waka fatu naka noonu fegal na ko binas jihaa ci rabbam ga ankabutun ankabutun ab jargoñ la jargoñ mooy ankabut ñëw rabb ankabut xam nga ñaare rabbum jargoñ ci benn place day tegtale ne place boobu yàgg na kenn laalu ko wala kenn jaaru fa picc mu ñëw tàgg ci tamit maanaam picc mi dafa ñëw tàgg ankabut bi ñëw rabb maanaam mooy jargoñ bi ñëw def lëndëm li naan lënd ci wolof maaka fathu lam ko fegaloon alxamaamatu pittaxu gott woowee nga xam ne alxasdaawu aji sëqi dunq la maanaam pittax bu sëq dunq la maanaam kon joxe na ñaari melo ci pittax bi nee na pittax bi dafa am kot lu weex ak yu ñuul ba noppi pittax bi dunq yi dafa sëqoon mu ñëw tàggal ko moo tax ñoom bañ ñëwee dañ ne mais fii moom sikk nekkul ci ne non fii nit mënu fee ne bu ñu xooloon ci suuf seen maanaam ñoom bu ñu xooloon seen suuf rek gis leen ñoom ñaar voilà mooy saani yasnayni iz humaa fil ghaari voilà iz yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha ma'anaa voilà moo tax ne illaa tansuruhu faqad nasarahu allah yéen soo leen ko dimbaliwul yéen moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dimbali na ko voilà moom mi nga xam ne moom ak ñaareelu ñaar ña iz huma fil ghaar bañ nekkee ca xuntu wa iz yaqulu li saahibihi bi mu naan ak mu àndaloon moom muy Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne ko laa tahzan bul am ak tiis ndax lu tax inna allaha ma'ana ndax bur yàlla ñun la àndal ndax yàllaa ngi ànd ak ñun te ku yàlla ànd ak yow jarul ngay am tristesse dara du la dal lu la dalit lu woyof la par rapport ak dëgg li xew wala mbir la moo xam te ne day jàll et que zahir bi moo nekk nii rek mais li la yàlla denc la ëpp moo tax jarul ngay am tristesse bul tiis bul jaaxle boo nekkee ci yoonu yàlla bul am dara lu lay naqari bul am dara lu lay tiital bul am dara lu lay jaaxal déedéet parce que yàlla mi ngi ànd ak yow loolu la ko wax mu ne ko mu ñëw taxaw xool gaa yi xool gisuñu ko ñu ne fii de dara nekku fi moom voilà wahum yaquluna ma bil ghari min aramin fii day dara nekku fi moom voilà kon moo tax mu ne waxtafa mu làqu minhum ci ñoom ala qurbi ci jegeñu mar'ahu ak gisam mu ne wamin bokk na ci shiddati zuhuri taruk feeñaay alxafaaw ak nëbb maanaam loo xamante ne dafa feeñ ba feeñaay ga tar maanaam feeñ bu fës lu fës leer nañ jegeñ loolu day sababal ak làqatu day tax ba duñ la gis noonu la yàlla mel borom subhaanahu wa taala dafa feeñ ba mu ëpp maanaam tellement que dafa feeñ ci lépp dafa feeñ fépp dafa feeñ à travers lu ne xew-xew bu nekk borom subhaanahu wa taala wane na boppam mbir mu nekk borom subhaanahu wa taala dañu di ci wane boppam waaye loolu muy wane boppam nga xamante ni lenn lu ci nekk dina la won kàttanam sañ-sañam man-manam maanaam wan la ay turam ay meloom à travers lu nekk feeñaay googu ëpp moo tax nit ñi gisatuñ ko nit ñi gisuñu ko ba pare li yéeme mooy ne dafa def moom borom subhaanahu wa ta'aala kiiraay suñu diggante ak moom waaye ba nopp moom ci boppam maanaam moom mooy jëmmi kiiraay bi mu nëbbu ñu boppam carrément yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la feeñee te nëbbu nitu yàlla yi tamit loolu léeg-léeg daf ci am catégorie yoo xamante ne looloo tax duñu feeñ mooy
feeñaay gi ëpp moo tax dañuy nëbb parce que bu demee ba feeñ ba évident après day mujj làqatu parce que day mujj nekk ku comme si que ni dafa normal voilà wa min shiddati zuhuri al xafaaw léegi nag ba loola amee mu ne wanaxaa jëm na maanaam jublu na al Mustafa kañu bell ka sallallahu alayhi wa sallam al madinatul munawwara ala sakina afdalu salaatu wassalaam washtaqat nee na waaye xëñtu na xër na bëgg na lool ilay jëm ci moom min makkata ca makka al anhaa'u wàll ya maanaam wàllu makka yi dañoo xër ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko ñubitoon ay waay bu fi jóge waay ñoom ñëpp ñuy xaacu ci seen xol maanaam seen biir ñuy xaacu ngir bëgg yi bañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nekk fa yenent bi ci boppam noonu la bëggee Makka moo tax bi mu demee ba wan ginnaaw Makka dafa tourné waat xool Makka ne ko Makka waat naa ci yàlla ne yow yaay dëkk bi ma gën a bëgg ci kaw suuf bu dul woon liñ ma génne ci yow du ma génn ñu lu yéeme léegi nag ci yoon wax comme que dañu ñu dem di ko wuti ji maanaam di seeti yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi bokk na ci fi mu jaaroon mooy xaybatu Ummu Ma'bad nga xamante ne mook Seydina Abubakar radiyallahu anhu dañ fa jaar ci bi ñuy dem Makka bi ñuy dem Madina yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw daal di nuyoo ñu fay ko mu ne waaw man de dëgg-dëgg dañu bëggoon ku ñu ganale daal ñu ne ko ñun day wax dëgg yàlla xarmee daal la fi des te amul dara mu ne ko mais mën nga ma may ndigal rek ma ratt ko mu ne ko mais amul dara mu ne ko may ma ndigal mu ne ko waa baax na mu dem jël këll gi fekk ñu ngi xiifoon mar ñoom ñaar waa kër gi tamit xiifoon loolu mar amuñu dara yenent bi sallallahu alayhi wasallam jël këll gi duy maanaam teg ci suuf duy maanaam dafa teg këll gi ci suufu maanaam xar mi rek mu yaatal tànk yi rek mbir may sotti ratatatatatatatata ba këll gi fees mu jox ko ne ko dencal mu denc mu tegaat këll gi mu duyaat ba këll gi feesaat soow meew fees meew mu ne ko naanal mu naan mu jëlaat duyaat daal di jox Seydina Abubakar radiyallahu anhu mu naan mu doog a duy moom ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan maanaam nga gis li mu doxale maanaam soxna si la njëkk a jox faye ko teranga bi waaye tam terale ko position bi mu nekkee maanaam voilà soxna si la njëkk a jox après mu doog a jox Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam àndandooy maanaam du kilifa du séddu ba pare naan man damay séddu ba pare après nag yi ñeneen ñi ci des ñu séddu leen téedé loolu doxalinu kilifa day naan sama njaboot ba pare ñi may jilif ba pare ñi ma njaboot ba pare voilà te loolu yéen sallam mësa doxale voilà comme ni mu defoon ak Seydina Jaabir radiyallahu anhu bisu Xandaq bi gaa yi nekk maam ñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Jaabir radiyallahu anhu gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ni mu takkee xeer yi ci biir bi maanaam ngir xiif nga xam ne day bañ mu tekki xeer yi buum yi daanu ngir xiif Seydina Jaabir radiyallahu anhu mbir mi naqari ko mu woo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam invité ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam woo ñëpp kaay leen nañ leen dem Seydina Jaabir radiyallahu anhu moom këllu soow rek la yoroon benn poto soow bu bëggoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko moom mu dem invité ñëpp ko mais gaa yi ñëw mu jël ku nekk mu jox la nga naan di naan ñun ku ne naan ba màndi après nag mu daal di téye daal ni ko léegi man ak yow ñoo des Seydina daal koy muñ ni ko man ak yow léegi ñoo des am daal koy jox mu naan après moom mu naan sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy doxalinam sallallahu alayhi wasallam ba mu demee
boroom këru Ummu Ma'bad daal di ñëw muy Abu Ma'bad bi mu yegsee daal ne waaw ñii ñen ñoo lii lan la mu ne ko waaye man day ki fi jaar moom kooku moom ku taaru ku sell mais kooku moom mais budul non soit non kooku soit yenent la wala kon mooy njabarkat bi gën a mag bi ma xam bi ma sa dégg mu daan koy expliquer wax ko rek mu ne ko la kooku mooy gën di mindeef sallallahu alayhi wasallam wan ko soow mi mu fa bàyyi moom loo tax jinne yi nag di way maanaam jinne yi biñu gisee loolu ñoom ñuy way jazallahu rabbun naasi xayra jazaihi rafiqayni xalla xaymatay ummu ma'badi huma nazalaha bil huda fahtadat bihi wala huma nazalaha bil huda fahtadat bihim wala waqad faaza man amsa rafiqa muhammadi li yahni aba bakrin sa'adata juhdihi wala ak la ca tegu walakinahu wala wax du mel walakin Allah fàtte naa li ci tegu mais loolu la way loolu lañ doon way mais ne yal na yàlla fay jazallahu rabbun nas maanaam borom nit ñi xayra jazaihi li gën ci pay ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy rafiqay ni mooy ñaari àndandoo yu baax yooyu radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina Abubakar radiyallahu anhu nga xamante ne wàcc nañ ca xaymata Ummu Ma'bad ci xayma yu Ummu Ma'bad bi ndeysaan voilà maanaam mu daal di wax ni ñoom de bañ fa wàccee dañoo wàcc ak njub moo tax it ñoom mu daal ñoom mu gindeekoo ci ñoom voilà mu ne way ki way texi ñeel na ki gontu waay nekk ànd ak yenente bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw moo tax waay nañu ndokkale Seydina Abubakar radiyallahu anhu ngir texe maanaam coono gi mu xam ne moom la def voilà waaye nag yàlla mooy gindi maanaam ci texe ku ko neex voilà walakinahu man yus'idullahu yas'adi voilà loolu mooy jeexital bay bi walakinahu man yus'idullahu yas'adi waaye nag képp koo xamante ne yàlla texeloo na ko mu texe moom lay wax nii nag bi jinne yi déggee bi nit ñi déggee jinne yi di way loolu ñu daal di xam ne kon côté boobu la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaare ñu daw topp la ko nee na wata xannat muy way bi matxihi ci tagg ko al jinne yi xattaa mbete atrama mu sikkiriloo maanaam mu bigloo lool maanaam way yi neex lool ci al ins jin nit ñi min wu ci moom zaakal ghina u googlek way maanaam way yooye neex lool ci nit ñi maanaam mais terewul comme que ñoom dañoo noonoo Yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam topp terewul danañ ko topp dégg nga xam ne dañoo newoon juróomi téeméeri gëléem lañu teg pour képp koo xamante ne fexe nga ba jàpp Yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na waxta faa mu daal di topp israho ak jeexitalam Suraqat mooy Seydina Suraqat ibn Malik al-Mudliji radiyallahu anhu booba yéeféer la woon comme niñ ko xamee waaye fastahwathu dégg nga naan mu màmmuloo mu fil ardi ci suuf si saafinun naaw góor bi nga xam ne jar daawu boroomi karaw yu gàtt la xam nga saafin aw fas la mooy la alxam saafinatul jiyaat mooy saafin mooy fas woo xamante ne fasu naaru góor lay doon woo xamante ne day samp ñetti tànk yi yëkkati beneen bi maanaam bu sampee ñetti tànk yi yëkkati beneen bi loolu moom lañ koy tuddee saafin jarda nag moom mooy karaw yi day gàtt ndax loolu day rafet ndax day tax karaw yu rafet gàtt yi day tax fas yu rafet mu nekk fasu naaru góor piir mu daal di koy topp nag bi mu ko Seydina Suraqa radiyallahu bi mu déggee loolu mu dem topp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dawee topp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi ne ko Seydina Abubakar radiyallahu anhu daan ne am na ku ñuy dab si de Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tourné xool ko rek fas yu maam moom lay wax ni fastahwathu fil ard
maanaam daal di dugg ci biir suuf si tànk yi dugg ci biir mu ne ko waay dimbali ma mën na ma woo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waay dimbali ma xam naa ni lii ci yow la jóge mu ne ko su ma la dimbalee noo def mu ne ko damay dellu mu ne ko waaw baax na suuf si daal di koy yàbbi waat waaye xelam dem ci alal ju bari jiñ ko di mu daal di dawaat daal di bon naa essayer waat peut-être que affaire bi tandus la woon rek bi mu demaatee mu tourné waat xool ko suuf si maanaam fas wi mabbaat moom ci boppam tànkam yi duggaat ci biir mu ne waaw dimbali ma rek dimbali ma mu ñaanaat ndimbal ba mu ko ñaanee ndimbal gi mu daal di jógaat Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko boo la bàyyee nooy def mu ne ko delluwaat mu bàyyi ko mu bàyyiwaat waaye xel mi dellu si waat ci affaire bi daal ne bon naa essayé waat quand même troisième fois parce que quand même maanaam xel mi dellu si waat comme quoi maanaam nit ki léeg-léeg comme li Alxuraan wax innahu li hubbil xayri la shadid nit dafa bëgg alal xol bi la dee dégg nga mu daal di dawaat maanaam ba ñetteelu yoon ba nag mu ne ko su ma la bàyyee nooy def mu ne ko su ma bàyyee moom damay dugg ci l'islam parce que xam naa ne yow dëgg ci lii nga nekk moom dëgg la mu bàyyi ko mu ne ko léegi dañuy jaayante mu ne ko léegi lan nga may dig mu ne ko li ma lay dig mooy chaîne yi nga xamante ne mooy chaîne Kisra yooyu laa la dig xam nga tey mi ngi mel ni tey xam nga lan la nurul mi ngi mel ni tey ki dëkk ci àll ba maanaam ci village ca Kajoor wala Bawol nga ni ko Maison Blanche yow maanaam nii nga ni ko yow di nga dem ba Maison Blanche yow bureau ovale bi yow laa ko jox yow laa ko dikk pour nga téye ko pour nga yor ko à partir de foofu ngay jël ay décision gis nga ni mu sori maanaam loolu xam nga dafa sori ci mu xel waaye loolu la ko Yonent bi digoon sallallahu alayhi wasallam te am na moo tax keroog jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu ci la mbir moomu xew ñu jël chaîne yi jox ko mu ne Yonent bi lii la ma digoon sallallahu alayhi wasallam loolu lay wax ne kon moom mu ne summa topp nag moo tax ba mu ko naadaahu mu woo ko baadama gannaaw ba nga xamante ne siimat mandargaaloon na alxasfa màbb gi maanaam mooy ne bi nga xamante ne xam nañu moom faw daan day nar a màbb c'est maanaam suuf si yëngatu na ci kawam loolu rek ko dese woon mooy suuf si wëlbati ko ci kawam nee na mu daal di koy woo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dimbali ko moo tax mu ne waqat ndekete yoo voilà ndekete yoo yuñ jidu dana jariñ an ni daa woote alxariq aji lab ja ndekete kay lab dem ba nara lab ba nara gaañu ndekete yoo su yuuxoo way walloo ndekete loolu mën na koo dimbali loolu mën na koo jàppale te loolu moom moo daloon Sayyidina Suraaqa radiyallahu anhu moo tax it Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dimbali na ko maanaam mooy ne day wane ni moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul nekk xol maanaam ak xeetu maam di téye mer di téye déedéet du ko def parce que su doon loolu la kon Seydina du dimbali Seydina Suraaqa radiyallahu anhu di ko xettali ànd ak ne Seydina Suraaqa radiyallahu anhu lu nag wax waaye Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu day wane ni nga xamante ne rek loolu la xolam yàlla rek ñu ko nekk ak ni nga xamante ne loolu la nekk boo xol sell ki nga xamante ne donte nit ñi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy dimbali ñoom waaye moom noonu la nekk day baale te noo ko jekk nag noonu la baale ñëpp waa Makka seen bopp noonu la leen baale te loolu mooy jikko yi yal nañu yàlla boole ci nekk dañu jikko yi rafet jikko yi rafet sallallahu alayhi wa sallam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin